des jeunes tey ñu amaat mbégte ak contentement di dalal ñi nga xam ni ñooy les membres de waa ànd taxawu Ndiarème à ma droite ñu am ki nga xam ne mooy Ousmane Girimo Ndiaye moom chargé de la communication ak ki nga xam ne mooy Cheikh Fall moo nekk ci côté organisation bi bon li ñu njëkk a def mooy dalal ki nga xam ne mooy Ousmane Girimo Ndiaye mu sànni ci ay kàddu en attendant ñuy passé ci li nga xam ni moom waral invitation bi Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di ziar waa YouTube Ndiarème Vision di leen bëggee bu baax a baax macha allah di am contentement bu baax a baax Ahmed di rafetlu liggéey bi macha allah waaw di leen wax nag bisimilah waaw ñun ñooy yor wàllu communication ànd taxawu Ndiarème. waaw Ousmane ñu ngi lay ziar bu baax sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar yow mi nga xam ne en tant que président wala vice président commune organisation bu ànd taxawu Ndiarème ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waaw salaamaaleykum waa YouTube di ziar bu baax aussi son PDG maa ngi nuyu ku ci nekk ak sant di baalu àq ñëpp di baalu àq di aussi di ñaan yàlla mu baal ci weeru koor gi ñu dugg ci bisimilah génn ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw ñun ñoo yor président d'organisation ànd taxawu Ndiarème di gisee aussi ci nuyu son coordonnateur Ousseynou Mbaye di gisee aussi son coordonnateur local muy Babacar Lo waaw loolu la ci mën a am merci jaajëf. waaw ba léegi ñu nekk ci umpale wuñu ni ñun depuis le 2 mars ba léegi ñu ngi ci xeex jàmmarloo li nga xam ne mooy Covid 19 coronavirus maanaam. waaw ci biir loolu ñu gisoon benn jamono gis nañ taxawaay yu fi am ak association bu nekk dëkk bu nekk nu ñu taxawee ak loolu léegi loolu moo waraloon ñu leen di laaj yéen en tant que membre ànd taxawu Ndiarème naka la ànd taxawu Ndiarème taxawee ak yan jéego la ci def daal pour ci lutte contre Covid 19 bi Ousmane ñoo ngi la koy laaj. waaw jërëjëf Ahmed di question bu am solo. boo xamante ni dafa jëm ci wàllu xeex bi nga xamante ni moom la ñuy xeex coronavirus fii si Ndiarème effectivement ànd taxawu Ndiarème kuréel la boo xam ni moom lépp lu nga xamante ne rek yitteel na Ndiarème moom daf si nekk bu baax a baax a baax alors kon bu ñu ñëwee ba ci xeex bi dafa nekk loo xam ni xeex bu doy waar la Sénégal yëpp di ko xeexandoo kon tamit dugal ci suñu loxo dafay nekk li war ànd taxawu Ndiarème nag ci kaw loolu def na benn campagne de sensibilisation ànd ceeg comité bi nga xamante ne mooy xeex fii comité biy xeex coronavirus parce que Ndiarème benn comité la am ñun tamit ñu ñëw rangé ci ñoom rek man ak Cheikh Fall ànd ak ñoom di liggéey nañ ci sensibilisation dugg ci kër yi wax nit ñi yan mesure la gars yi jël ñu war ko respecté lu demee ni raxas loxo yi ak saabu di jël ay gel antiseptique di jël aussi li nga xamante ne moo di ay masque di ko takk yooyu yëpp macha allah sensibiliser nañu nit ñi waaye bi ñu demee tamit ba xeex bi gën a doy waar jël nañu tamit ay initiative lu demee ni ki jënd ay masque nekk ci toujours ak comité bi di ko distribuer yooyu yëpp nekk ay mbir yu nga xamante ne jot nañu ko def. waaw ñu ngi lay jaajëfal bon ci biir loolu est-ce que ci loolu rek la ànd taxawu Ndiarème limité wu mis à part bi mu ñëwee fekk ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu xeex bi muy. comité de pilotage bi affaire yooyu noonu ak yan jéego yeneen yu bokkut ak yooyu la si def moom daal moom en tant que association. jërëjëf en tant que association wax naa la ni la déjà il faut nga comprendre esprit bi ñuy liggéeyee mooy le comité xeex corona fii si Ndiarème dafa am muy comité boo xamante ne dafa regrouper ay acteurs yu bëri acteurs yi bokk na ci des agents de santé bokk na ci des relais communautaires bokk na ci des membres des ASC bokk na ci ànd taxawu Ndiarème. ànd taxawu Ndiarème nee naa la man maa ko représenté man son chargé de communication ak Cheikh Fall mi nga xam ne mooy président d'organisation kon ànd taxawu Ndiarème amul xeex bu spécifique boo xamante ne da koy def mais li muy def mooy indi dooleem ak force am jébbal ko ñi nga xamante ne ñoo di comité bi ci kaw loolu jël nañu une enveloppe financière jox ko ñi nga xamante ne ñoo di comité bi loolu yëpp pour ñu booster encore li nga xamante ne moo di xeex bi loolu ci première phase la. deuxième phase bi aussi ànd taxawu Ndiarème collecte na ay fonds bu toll pratiquement ci ay 75 000 jël ko jébbal ko imam bi nga xamante ne moo yor li nga xamante ne moom moo di caisse de sécurité caisse sociale mën nañ ko waxee noonu ñi nga xamante ne néew gi doole yi lañ koy jox kon nga xam ni ànd taxawu Ndiarème génnewul benn yoon loxoom ci li nga xamante ne moo di xeex Covid 19 fii Sénégal.
waaw d'accord li nga wax loolu tamit lu am solo la bon est-ce que mën nañu xam est-ce que Ande Taxawu Njaareem bi xeex bi taxawee rek maanaam à compter du 2 mars c'est-à-dire moom est-ce que ñëwul tardivement si xeex bi wala parce que dañ ko xaw a yéex a dégg daal waaw si li ma xam daal man. voilà léegi loolu day dellu toujours ci li ma wax rek mooy ngeen comprendre un peu esprit xeex bi c'est-à-dire que ñun xeexuñu c'est-à-dire que de manière éparpillée quoi. xeex bi booloo la ñu def booloo bi mooy dañu teg comité bi di xeex ñun ñu ñëw ànd dooleel comité bi ñu xeexal fii esprit xeex bi noonu la demee bu dee affaire di yéexuñu parce que sensibilisation bi mooy li ma la wax nekkul lu yéex boo xoolee ñu ne gars yi ak ñeneen pratiquement ñoo ko àndandoo di def soo xoolee waa gars yi info ñoom commencé woon nañu xeex bi après ñu ñëw Njaareem ñu ànd ak ñoom continuer xeex bi waaye tamit ñun tamit dañu gën a wéyal suñu combat gën ci dugal suñuy loxo kon comité bi bu ñu ko créé bees rek déjà seen assemblée man ak Cheikh teew nañ fi kon mënuñu wax ne Ande Taxawu Njaareem tardé na ci xeex bi depuis le début ba léegi ñoo ngi ci booy wax retardement kay c'est par rapport ak l'installation du comité mais Ande Taxawu Njaareem depuis le début jusqu'à maintenant mu ngi ci xeex bi. waaw d'accord kon peut-être ñun ñoo amul woon yooyu information rek donc léegi Ande Taxawu Njaareem moom léegi ban message lay lancer parce que gis nañ ni affaire bi depuis boobu ba léegi gën na doy waar daal gën na doy waar te la menace xaw ma la menace du moins na mu gaa jégal mi gën a jóge si daal. waaw léegi ban kii ngeen di lancer population bi pour ñu gën a moytoo affaire yi noonu. waaw li ñuy lancer comme mot d'ordre rek mooy li gars yi di lancer rek. Apprenons à vivre avec le virus. Ça, c'est le mot d'ordre. Le chef de la troupe de guerre a déclaré ce mot d'ordre. Et donc, ñun Ande Taxawu Njaareem ak waa Njaareem yëpp si la ñu nekk dañuy dund ñun daan dundee nag waaye bàyyi xel ni virus bi mu ngi suñu biir waaye tamit daañu continuer sensibilisation ndax sensibilisation bi du nekk loo xamante ne day arrêté dañ koy continuer toujours waaye tamit fii ni toll nii di wax li gën a jàmp mooy dimbali néew gi doole yi. waaw gis nañ ni loolu tamit lu ñu war a def la loolu tamit ñu ngi ci mais sensibilisation bi daal moom duñ ko bàyyi mukk ndax loolu moom mooy seule façon de combattre ce virus ndax tey jii waxoon naa ko bi ma demee rajo boo xool nee naa la ñun amuñu moyen pour jàmmaarloo ak coronavirus ci wàllu matériel médicaux mais am nañu moyen quand même ci wàllu prévention ñu def ci ay liggéey yu baax a baax bu ko defee ñu bañ a am virus bi. ñu bañ a daal permettre virus bi muy daw. waaw loolu daal moom te prévention boobu dëgg yàlla Ande Taxawu Njaareem mu ngi ci def bu baax a baax. d'accord léegi yéen à part comme yi gars yi di joxe comme ay gel ay saabu ay madaar est-ce que Ande Taxawu Njaareem bàyyi na xel comme bu ñu demee ba xam ni affaire bi dina gën a metti côté société bi c'est-à-dire est-ce que bàyyi na xel pour ñëw venir en aide de population bi socialement. c'est-à-dire indi des vivres exemple nangam nag est-ce que prévoir na loolu moom daal Ande Taxawu Njaareem. effectivement def nañ ko nee nañ la xeex bi 2 phases la première phase concernait la sensibilisation dem ci kër yi joxe ay matériel de protection ak yooyu doon mais deuxième phase bi mooy ñu dimbali néew gi doole yi wax naa la ni Ande Taxawu Njaareem tous ses membres ont cotisé à hauteur de 5000 francs chaque membre et ces 5000 francs là bi ñu ko collecté déjà jël nañu une somme de 75 000 francs jox ko imam parce que fii wàllu social bi imam moo ko yor jàppal ma jàppal benn kees la comité xeex corona dafa am ne luy gérer mais imam wàllu dimbali néew gi doole moom moo koy gérer moo tax enveloppe boobu ñu jël ko jébbal ko mais tey jii feebar bi ñaanu ko yàlla mais bu demee ba continuer encore on va encore remettre la main à la poche on va sortir de l'argent on va aider encore comme on l'a toujours fait Ande Taxawu Njaareem la ñu wax kon fépp fu ñu soxloo rek incha allah dañ fay ñëw. waaw merci Ousmane ñu ngi lay jaajëfal en attendant ñuy dellusiwaat si yow xaaral ñu laaj ki nga xam ne moo la président commission d'organisation Cheikh Fall Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la laaj ni Ande Taxawu Njaareem moom naka la mel ak yeneen association yu nekk si biir dëkk bi c'est-à-dire puisque moom la ñu mën a considérer moom la ñu war parce que Ande Taxawu Njaareem la donc je dirais que ni du parti politique wala nangam donc amul limite moom ban taxaw digganteem ak yeneen association yi daal naka la mel moom est-ce que mi ngi diisoo ak ñoom wala est-ce que mi ngi leen di déglu pour di leen mën a appuyer si seen besoin su ma jëlee exemple amical bi wala nangam nu mu mel ak moom à compter nag si xeexu ko Covid 19 bi.
waaw Ahmed wax nga ma posé nga ma question bu ma sawar a tontu ànd taxawu njaareem dafa nekk dafa nekk benn structure boo xam ne jeunesse su dëkk bi daanaka ñëpp si lu bokk te ñoo xam ne seen ay loxo dafa set wecc ndax fii association bu fi am rek am na fu muy tàbbi mais association ànd taxawu njaareem bi ay xale yoo xam ne ñi seen xel rafet na seen loxo set na seen doxalin aussi ñëpp rafet nañ ko ci dëkkam ba tax na ànd taxawu njaareem dama lay ñëw tout si historique bu ànd taxawu njaareem ci lu ko gën a taxawal mooy dañu xool am na benn moment boo xam ne pour njaareem sax taxawoon si côté manifestation dafa metti woon ba ànd taxawu njaareem foofu la commencé dajale ay nitam def cotisation bu am solo jébbal ko moo ko dëkk bi si fa la tur bi commencé. léegi nag mën nga ñëw nga posé ma question bu am solo muy ànd taxawu njaareem nu muy dundee ak yeneen association yi ci biir dëkk bi ndax tey bu ñu waxee association yi ci biir dëkk bi ñaar luñ ci njëkk gën a yaatal. muy amicale des élèves étudiants au centre njaareem wàll boobu moo si njëkk ak bu ci topp bi muy daayira muy association bu paa yi muy daayira paa yi te ku xam ne ànd taxawu njaareem bon li may wax nii témoin la yow témoin la Ousmane Ndiaye mooy tam témoin la ndax ñu ñëpp ku nekk ziar na amical gis na ànd taxawu njaareem taxawaay bu am solo bu mu ci def ndax ànd taxawu njaareem dem na ba appuyer étudiants yi pour wutal leen pour taxawu accompagner leen si ñu am appartement pour ñu dugal chaque mois ñu dugal une somme de 50 000 ànd taxawu njaareem amoon nañu accord boobu ak ànd taxawu njaareem donte nag bëtul parce que amaguñu appartement mais ba léegi bu ñu continuer itam suba ak ginnaaw suba du ñàkk loolu aussi mu nekk seen projet ba léegi du dëgg bu saa mooy bu nekkee ci daayira paa yi ñëpp xam nañ ni njaareem benn activité bu gën a mag lu fi am muy lan muy gàmmu njaareem te gàmmu njaareem à chaque année ànd taxawu njaareem paa yi daan ko sollicité muy daayira bu mag bi dina sollicité ànd taxawu njaareem jaarale ko son coordinateur ak aussi seen membre mu laaj aussi dimbalam gaa itam jël xaalis bu am doole tekk ci taw bi pour dimbale aussi kii boobu noonu lépp nag yu fi association yu ndaw nag ku nekk am nga représentant ci biir ànd taxawu njaareem kooku loolu la amoon ci lim ma lay tontu si question bi waaw Cheikh jërëjëf de daanaka sax sa biir réponse sax mi nga sama lañ ci comme ni ko olof di waxee parce que bëggoon naa la laaj si yeneen association yi parce que da nga lim ñaari association yi nga xam ne daanaka ñoom lañ fi gën a xam si dëkk bi muy daayira bi ak amical bi mais gis nañ si loolu gis nañ ay yeneen association yu fi ne gis nañ comme par exemple mouvement ànd dooleel Makhtar Sow gis nañ par exemple ay groupe Nijaay gis nañ par exemple ay Jakarta Mani ñoo ñëpp gis nañ leen mais sa biir réponse dégg nañ tamit nga ni association bu nekk rek am na représentant si biir ànd taxawu njaareem mais est-ce que ñooy représentant yooyu noonu ñu ngi jot les informations ak ñi ngi yëg seen bopp kat ni kat ñoom association bi ñu fi toogal wala nekk nañ fi en tant que membre ànd taxawu njaareem mais bu ñuy wax dinañu sentir seen association si biir daal. waaw lu ci mel ne ma ñëw si benn mouvement politique. muy mouvement ànd jàppale Makhtar Sow bi. c'est un mouvement politique te ànd taxawu njaareem aussi dafa am une vocation boo xam ni non politique la. du dëgg te ñaare aussi kolewul te du association am na ñoo xam ne boo xasee ba ni politique rek ñoom dañuy xaw écarté duñ ci bokk am ñoo xam ne politique moo leen di doxal mais Makhtar Sow ku mel ne Makhtar Sow bokk na ci membre yi bokk na ci ñoo xam ni keroog bu ñuy taxaw ànd taxawu njaareem bureau ba bokk na si ñu si taxawoon kon représentant mi ci am keroog ngee tam bu ñu demee ba am aussi ay dons pour reboisement bi keroog Abdara Sall moom ci boppam moom ak Makhtar Sow ak ñoom Vembay ñëpp keroog ñoom ñëpp ñu capté dem jumaa ja Ousmane Ndiaye mën nga nekk témoin ñoom ñëpp waxtaan ak ñoom pour ñu taxaw dugg seen loxo ci ànd taxawu njaareem parce que ànd taxawu njaareem bu nga ko jàppee ne rek groupe enseignant la wala groupe kii ànd taxawu njaareem tur bi moo rëy ànd taxawu njaareem te njaareem boobu tey ku nekk tey nga nekk si njaareem nga nekk biti njaareem yëpp bu ñu waxee njaareem rek sa xol dafay ñu gis kon ñun nit ñëw na fi pour bii ak bële mais suñu objectif principal mooy njaareem yëpp dugal seen loxo ci ànd taxawu njaareem parce que liggéey loolu kenn ku dul dëkk bi tey boo ñëwee tey si groupe Nijaay sonn suñu daal toog ak ñoom waxtaan ak ñoom groupe Absatu Ndiaye boo xam ne maa ngi koy nuyu de passage vraiment mu nekk une femme battante boo xam ne à chaque instant mi ngi taxaw ci ànd taxawu njaareem moom ak Kumba Si Absatu Ndiaye tey moom bañ na ko si bureau bi la bokk ci membre yi la bokk aussi kon ku mel ne comme kooku aussi xam na taxawaay ànd taxawu njaareem à chaque instant bu ànd taxawu njaareem bu dara di am ci dëkk bi moom mooy njëkk nekk la première personne active ñëw jël te téléphone am woo le coordinateur
pour mu demander ko aide wala leneen ak leneen loolu luñ ci am ci luñ lay si luy taxaw pour wax aussi si kii mais en taxu njaaram pour mu waxat am lool tey lance na mouvement bi benn du ñaar parce que bërki démb yàggul si la Ousmane Ndiaye commissaire de communication Adama Ba invité na ko rajo CMC2 il a beaucoup développé sur objectif en taxu njaaram peut-être nag mën a gën a defal lépp mais instant bi ñun ñoo ngi concordé ñoo ngi concordé bépp acteur de développement bu nekk njaaram pour mu ñëw jàpp ci ànd taxu njaaram. donc ba bii nekk sama avant dernière question ànd taxu njaaram moom quelle est sa vocation bi nga xam ne mooy bi njëkk daal si lan gis nañ ni social moo ko tax jóg mais waaw taxu njaaram moo ko tax jóg waaw parce que tontu naa question bi sax daanaka ngir moom tontu na ko daanaka. waaw pour dire en taxawu njaareem sa vocation. et seule vocation mooy taxawu njaareem. mooy taxawu njaareem. waaw taxawu njaareem nag sur tous les plans. waaw dafa fekk ne feebar bi moo tax ñu pose action yu si bëri. mais il y a un planning qui a été établi. et sur la base de ce planning que en taxawu njaareem doon liggéey. mais comme lu def waxu lu ay di ñàmbal. feebar bi moo tax tamit ñu gérer activité yëpp daal di songu santé bi. merci Guiro. waaw mu am li ma ci yokk rek mooy ànd taxu njaareem aussi tey si côté social ci lépp lay yëngu parce que tey boo xoolee tey collecte woon nañ aussi benn somme dem jox aussi Lac de pour jàppaleen seen hangar bi kon aussi loolu ànd taxu njaareem def na ànd taxu njaareem aussi indi na fi ay lal may ko si case santé bi ko ànd taxu njaareem donte ñu bëri jàpp nu mais le minoritaire boobu noonu daanaka moom moo représenté tey majorité boo doon jàpp mais dëkk bi xam nañ ni ànd taxu njaareem am na fi solo man ñi xam nañ ko ndax dëkk boo nee xas ba dëkk rek sa ñaari chef de quartier sa imam ak say naayim bu nga xasee ba xam rek kon lu ci des amul solo mais di wax ne ni rek ànd taxu njaareem daal ca kaw ca kanam. waaw donc Ndiaye ban message ngay lancé à la jeunesse ñi nga xam ni parfois dañu gis seen manque d'implication si biir daal jeunesse bi vraiment nag en quelques secondes 20-30 secondes yooyu seen ban message nga leen di lancer pour ñu gën a impliqué wu gën a am taxawaay bu farlu daal. waaw la jeunesse moom lu ñu leen di wax rek mooy ñu taxaw parce que liggéeyal sa dëkk tamit ci jaamu yàlla la bokk waaw tey jii boo sentiree ni liggéeyal nga sa dëkk rek yow tu as la conscience tranquille quoi mais tant que liggéeyaloo sa dëkk boo dem liggéey aussi dafa mel ne c'est en vain quoi kon jeunesse bi léegi ci lañ leen di woo mooy ñu ñëw jàpp ci liggéey bi moo xam ànd taxawu njaareem lañ ne moo xam aussi yeneen mouvement mais bépp mouvement bu nekk ci njaareem daal di yëngu ci développement wu njaareem yow takk ci lépp su ko defee aussi bon njaareem mën a jëm ci kanam quoi parce que c'est ça l'essentiel. donc ñu ngi si njeexitalu émission bi di leen jaajëfal si accordel bi ngeen ma accordel invitation bi di leen waxal seen dernier mot ngeen mot de remerciement wala affaire yooyu noonu ak nag ngeen gisee jéego yi nga xam ni NDW Vision mi ngi koy def ak TNG TV nag ngeen ko gisee daal. waaw en tout cas li ñu gis moom mooy rafet na liggéey bi moom macha allah yéen a ngi koy teg ci yoon di leen ñaanal rek yàlla def ngeen liggéey bi chaîne YouTube ngeen wax mais yàlla def ngeen dem ba am télévision loolu ñu ngi koy souhaiter. waaw di wax nag bu leen bàyyi seen loxo ci njaareem waaw ne seen action yi daal na ci njaareem di gën a fës loolu moom bëgg nañ ko bu baax a baax benn bi aussi di wax rek ñu ngi remercier le coordonnateur de ànd taxawu njaareem le coordonnateur général saa wax na ko léegi mooy Ousseynou Gueye di ko am taxawaay ci ànd taxawu njaareem mais aussi son coordonnateur local ki di liggéey fii si njaareem di Babacar Lo ak ñëpp rek di vraiment béggee ñëpp di wax aussi que la jeunesse ñëpp jàpp xam ni liggéeyal sa dëkk moom c'est une obligation pour tous merci beaucoup. merci Guiro waaw Cheikh. waaw comme Ousmane Ndiaye wax laay wax rek mooy ay benn chaîne bu soog a door lu leen di ñaan doo mu am succès loolu leen njëkk a ñaanal bu ci topp aussi mooy seen liggéey ko Ousmane Ndiaye wax na ko na lépp nekk njëriñam parce que nit aussi sa dëkk nga njëkk a promouvoir nga soog a dem ci kaw. waaw loolu moo fi njëkk am bu ci des nag yéen ñëpp na ngeen ñaan aussi tamit yéen ñëpp ngeen jàpp ci ànd taxawu njaareem parce que ànd taxawu njaareem nekkul mouvement politique nekkul leneen bu dul développement local bi ñu nekk ak taxaw ci couche yëpp ci dëkk bi pour njaareem jëm kanam parce que tey ngeen jàpp ni aussi ku mel ne comme yow tey ni nga ñëwee tey avec sa chaîne bi nii tey xam nga tey
qui gagne la communication gagne la bataille. te communication jamono yi daanaka moom mooy bokk na dem jamono ji si moom mooy 3e guerre mondiale sax si côté bi lu nga koy indee sax ndax communication instant moo lëmbi àdduna. kon yéen itam maa leen di ñaanal di leen ngeen xam nag njaareem bàyyi na leen xel kontaan bu baax a baax ni ngeen interroger aussi suba nga jëm jëli aussi ñeneen ñoo xam ne aussi ngeen ko aussi pour lépp rek si c'est nous dans NW TV ca kaw. ca kanam. waaw ok kon di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo doon sama ganu tey di Ousmane Girimo Ndiaye ak Cheikh Fall doon le chargé de la communication ak président organisation doon leen dalal tey nii si NDW. oui nekk aussi des meilleurs amis waaw des frères pour dire des frères jumeaux de twin brothers comme ni ko anglais di waxee. bon di leen jaajëfal rek di wax gars yi ba ci yeneen numéro si beneen numéro temps yi incha allah merci beaucoup.